Au Sénégal, la négligence dans les hôpitaux au Sénégal, la négligence des médecins sénégalais. On va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais ñi ci ëpp loolu la ñuy def ñu gis ko ci kaaw Mohamed Cissé di américain boobu nga xam ne moom lañ assassiné sauvagement récemment à Kaolack, agressé ko mook papam ba xale bi mujj ci ñàkk bakkanam. Loolu moo tax ñu bëgg a aborder thème insécurité bi am Sénégal te loolu yëpp responsable bi dañ koy delloo rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite mooy l'État, parce que ñoom lañ dénk réew mi donte nag sécurité 100% amul fenn ça n'existe nulle part waaw même États-Unis sax voilà amul sécurité 100%. France ak fépp ci yam nag waaye nag du tere ñu fàttali gars yi rek ñu gën a góorgóorlu rek waaw, parce que la répétition est pédagogique. Il faut toujours ñuy répéter rek di wax pour gars yi gën a mën a góorgóorlu, mais su fekkee dañoo noppi moom gars yi dañ naan yàcc rek na yasar. kon ñu leen di ñaan ngeen partage vidéo yi ñu démarrer li nga xam ne moom mooy live bi. di nuyu sant Baye Niass Konte yi maa ngi lay ziar bu baax di la bëggee. Maximum de partage mes amis. kon ñu ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan ci yéen bu baax a baax di leen ñaan rek ngeen partage vidéo yi bu baax a baax, parce que partage bi mooy tax mu àgg fi mu war a àgg su ko defee ñi ci war a jot yëpp jot si incha allah. donc kon dañuy commencer live bi rek di jàllewaat la famille de Cheikh Ibrahim Niass, moo xam Medina Baye ak l'ensemble de la famille Niassène ci li leen dal, waaye tamit di ko jàll waa Sénégal yi parce que lu métti la te c'est honteux, maanaam dafa ruslu, parce que Sénégal li ñu ko doon bàkkee mooy pays de la teranga, dëkk boo xamante ni maanaam dañu accueillant, pays de l'hospitalité, maanaam ñoo xam dañoo mën a dalal ay nit. te violence bu ñu nemmee ko Sénégal ci at yu njëkk yi ñun xamuñ ko woon. meurtre yu daan am yu bari sax bu njëkk ba dañ ko daan jiiñ des étrangers yoo xam ne ñu daan jógee dans la sous-région ñëw Sénégal ñu ne ñuy wax ne ñoom ñooy dagg bopp nit ñeeg yooyu, boobu ñun ay xale lañ. waaye léegi dañu nemmeeku ne c'est les Sénégalais qui tuent les Sénégalais yi ñoom ñooy rey Sénégalais yi. donc nag lii lu tax mu nekk loo xamante ni dafa choquant te dafa métti, donte sax am na ci commentaire yi ñuy wax naan voilà chaque jour ñu rey ay Sénégalais en Europe wala aux États-Unis. waaw loolu dëgg la, waaye nag loolu mënul tere tamit bu xewee Sénégal tamit ñu ñaawlu ko, condamné ko, parce que tamit du xar lañ rey wala nag lañ rey, nit la. donc ñu ñuy rey ci biti Sénégalais yi ñi ñaa ngi def vidéo di ko ñaawlu. voilà heure boo amee di nga gis ñu taxaw ñaawlu ko, wax ci luñ ci war a wax. loolu nag mënuñu empêcher tamit bu xewee Sénégal tamit dañ ciy wax rawatina koo xam ne bon ni mu ñëwee Sénégal ñëpp xam nañ ne c'est pas évident, parce que ci pays développé la jógee, première puissance mondiale. donc mook maamam papaam ñoom ñëpp ñu gàddaaye États-Unis ñëw, te loolu yëpp lu ko waral mooy dañoo gis lu jar ñu ñëw foofu noonu tabax fa seen kër ne léegi foofu lañ dëkk. suñ demee Amérique mooy ne dañ faa dem rek tukki fa, voilà, te ay américain lañ. donc ñooñu su fekkee lu métti lii da leen a dal, yaakaar gu tas la, daf ñuy métti. te tamit nit ku nekk da nga am ay droit, nit ku nekk da nga am ay droit. donc kon su fekkee nit dafa ñëw tooñ nit, jël jaasi caw ko ba pare ray ko,
jël alalam loolu dafa métti, loolu dañ koy dénoncer ak fu mu mënti xewee nag ci Sénégal moo xam Tamba ak Ziguinchor rek partout au Sénégal wala benn sénégalais bu mu dal à l'étranger dañuy taxaw ñu dénoncer ko condamner ko fermement, c'est ça qui est normal. mais nag suñ mbokk sénégalais ñoo nekk ñoo xamante ni lépp lu xew rek dinañ jéem a def ay commentaires yoo xam day radical trop xam nga te defe naa ne nit ku dee moom dadul caaxaan daal, nit dafa fort parce que nit moom lu yàlla bind moom la ci yàlla gën a fonk mooy être humain. donc kon insécurité bi nekk Sénégal dafa jéggi dayoo te dafa ëpp parce que defe naa ne état moom moo la war a assurer sa sécurité ginnaaw yàlla, parce que nit ku nekk rek war nga mën a tëdd sa kër nelaw ba yandoor yeewu si jàmm dem doxi sa ay soxla nekk sa ay activité, waaye tamit nit ku nekk war nga di dox ci mbedd mi nekk en sécurité. donte wax naa ne sécurité à 100% amul fenn, waaye nag mën nañ cee góorgóorlu parce que loolu mooy tax ñuy fal njiitu réew, loolu bokk na ci pour mu assurer sécurité nit ñi. donc ñële fekk nañ leen seen kër génne ay jaasi caw leen ko ba pare jël seen alal daw, doomi Abdou Aziz dee mu nekk loo xamante ni lu métti la. kenn dafa amul sax droit fekk nit këram heure de crime di tëb miir dafa dugg, loolu rek c'est un délit. loolu rek kenn amul droit def ko, nit kenn waru ko déranger yenn heures yi. tapage nocturne lañ koy wax, maanaam nit ki bu nekkee ci yenn heures yi di nelaw waroo nekk di def loo xam da koy déranger, tëgg ay sabar wala ngay taal musique di yokk. waxuma laak nag nga ñëw débarquer këram armée ñëw génnee sa ay armes blanches caw leen ko ba pare dugg jël seen alal dem ba doomam génn ci àdduna. xam nga kon loolu dafa métti, tooñ la te dafa xaraam. kon déjà loolu lu jar a wax la parce que kenn amul droit rey, yàlla rek moo am droit rey. waaw wala taqtalu nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi, kenn warul rey nit lu dul ci dëgg. illa bil haqqi boobu noonu mooy lu dul ci dëgg, mooy comme li yàlla wax rek ne ku rey nit nañ ko rey. waaw loolu moo tax mu ne illa bil haqqi, waaye kenn dafa amul droit wu fekk nit mu toog nga dal ci kawam agressé ko rey ko jël alalam. loolu bàkkaar du ko gën a mag te tooñ la, te tooñ baaxul. waaw léegi nag gannaaw bu ñu condamné loolu ba pare ñu ngi ñaan état wu Sénégal bi mooy gendarmerie ak police nga xam ne ñoom ñoo yore sécurité bi nit ñi nañu góorgóorlu pour jéem a wër ñooñu teg leen loxo, parce que ñooñu yàgg nañu lëmbe Kaolack. ni mu amee Kaolack noonu la amee tamit ci yeneen régions yi. am na ay bandes yu fa nekk di semer toujours la terreur. am na benn bande boo xamante ni jot nañ leen a jàpp temps yi côté Paal bañ doon dóorante fetel ak force de l'ordre yi sax ba am koo xamante ni génn na ci àdduna ba xalifa ba wax ne kenn du ko suul foofu ci dëkk ba. dégg ngeen ko histoire boobu noonu temps yi la am. kon ñoom ñu ngi góorgóorlu sax, waaye nañ gën a yokk góorgóorlu rek pour jéem a démanteler réseau yooyu noonu, parce que gang yooyu noonu dafa bëri ci Sénégal. donc am na gang yoo xam ne démanteler nañ ko, mais bi ci des wala yi ci des bokk na ci bu Kaolack bi nga xamante ni ñoom ñoo def victime yi nii bërki démb. ñëw fekk baay ak doom ci seen kër génne ay jaas yi dóor leen ko ba rey doom ji. xale bi dee ci condition yoo xamante ni condition yu méttee métti la. te lu gën a métti mooy nga dee te dafoo dara. yow da ngaa nekk sa kër ñu fekk la fa agressé la rey la ngay wequ ba dee ci hôpital bi. loolu dafa métti. Kaolack am na commissariat Ndorong, am na commissariat central, am na brigade gendarmerie ak caserne gendarmerie ba pare Kahone tamit am na brigade gendarmerie. te affaire bi fi mu xewee diggante Kahone ak Medina Baye la, parce que Medina Baye dafay yokk démographiquement day màgg. donc léegi dafa am extension ci digganteem ak Kahone mooy aérodrome beeg yooyu noonu. te Abdou Aziz foofu la jël kër tabax ko fa
gis nañ ne comme extension la dafay wéet xam naa loolu moo tax ñu am fit pour ñoo song ko foofu mais duñ ñemee en général di dugg ci kër yi nga xamante ni wala quartier yi nga xamante day bëri nit parce que su boobaa nit ñi mën nañ leen a jàpp donc loolu yëpp ñoom dañ koy éviter di ko moytu kon li lay wan ne kon affaire bi lu ñu prémédité la ñoom dañuy infiltrer nit ñi à chaque fois ñoom bu ñu defee seen ñaawteef yi ba pare dañuy sol seen ay yére yu set ñëw dugg nag ci biir nit ñi di leen infiltrer mën nañ gis Abdou Aziz mu dugg ci benn banque génn wala ñu ne temps yi jógee na États-Unis war na indaale xaalis wala dara mais ak nu manti demee duñ tëb rek song ko il faut que mu am préméditation dañ koy waajal boo demee sax laa la wax dëj ba démb bi ñuy jullee xale bi ñëw nañ fa wala ñu dem hôpital sax voilà fekkee levée du corps beeg yooyu yëpp mën na nekk ci ñi ko def parce que dañuy sol après seen yére rek ñëw parce que bu ñuy def seen ñaawteef yi dañuy encagoulé wu bu ñu yeewoo mën nañ sangu ba set sol seen ay yére duggaat ci biir dëkk bi ku ñu war a attaqué danañ la xam suñ demee ñu waxtaan seen biir ne tey kër gii la ñuy def descente wala si alimentation bi la ñuy def descente yooyu yëpp police war na ci liggéey gendarmerie liggéey ci bañ teg leen loxo parce que ñooñu ay saay-saay lañ te ça fait plus de 10 ans 4x4 boobu noonu mu ngi sillonné la région Sine Saloum di toj boutique yi quincaillerie yi di song nit ñi mais nag li gën a siiw mort d'homme mu ngi soog a am ñu ngi soog a rey nit te xaj Abdou Aziz dafa résister da doon xeex ak ñoom moo tax ñu ne comme kii am na fitu xeex ak ñun dañ ko éliminer rey ko une bonne fois pour toutes nga xamante ni ñun duñ ñu jàpp waaye xam naa buñ fekkoon ne dañoo dugg débarquer dugg rek ci kër gi mu bàyyi leen boppam ne leen voilà dem leen jël lu leen neex duñ ko def dara ci lu ma foog quoi sama analyse mais dafa résister parce que am na koo xam ne mu ngi doon nettali histoire bi nu mu demee moom wax na ne Abdou Aziz da doon xeex ak gars yi di ko dóor jaasi muy baare bañ damm ñaari loxo yépp bu ngeen gisee image yi nekk tey ci internet bi fu imam bi demee di ko seeti ci hôpital ak yooyu yëpp di ngeen gis loxo yi yëpp dafa dagg ñu band ko nii xale bi tamit génn ñu dóor ko jaasi xar bopp bi voilà ay image yoo xamante ni vraiment dafa choquante quoi kenn mënu ko xool man mënuma ko xool ba tey parce que dafa métti xale bi il est innocent quoi même pas 20 ans xam nga fleur de l'âge quoi voilà nga ñu ñëw sa kër fekk la fa tooñ la rey la nii facilement c'est trop facile dafa yomb te dafa métti neexul digérer ci xol quoi dafa métti trop moo tax daal ñun fekk gendarmerie wala police interpellé wuñ ñooñu ñun duñu am lu ñu neex parce que affaire bi métti nañ képp koo xamante ni sénégalais nga rek bi nga déggee affaire bi métti na la trop nu mu demee boo xoolee image yi tey ci internet bi nga xool seen kër gi deret ji comme abattoir fi ñuy reyee xar yeeg nag yi da lay wóor na ñooñu bu ñuy ñëw sax est-ce que danañ ànd ak seen sago mën naa am dañuy tux yàmba naan seen sàngara voilà ñëw parce que ku mën a tiim doomi aadama téye jaasi di gor mel ni ku tiim garab mais loolu c'est grave dafa doy waar est-ce que ku ànd ak sagoom dëgg mën na tiim nit di ko gor jaasi nit koo xam ne tooñu la dafa la dara voilà loolu dafa métti léegi nag feneen fi may ñëwee mooy ci wàllu négligence bi ci hôpitaux yi bi mu demee hôpitalu Kaolack ci lu ma dégg li gën a siiw nee nañ dafa dem 4 heures du matin lañ ko yóbbu ba 11 heures ñu ne duñu leen laal di leen laaj xaalis te loolu nag wax dëgg yàlla man état wu Sénégal bi ñoom laay blâmer foofu noonu quoi lan moo tax Sénégal noonu lay demee à chaque fois ci hôpitaux yépp partout au Sénégal partout dans le Sénégal ça se passe toujours comme ça nit ki dafay nekk ci situation boo xamante ni bu doy waar la bu jéggi dayoo soxla urgence soo ñëwee urgence ñu ne la boo amul xaalis duñ la laal mais loolu dafa garaaw yow nguur goo xam ne da nga leen di fal te mënuñoo assurer yow jox la santé bu baax bu mucc ayib boo nekkee ci danger nekk en urgence ñu war la assister faj la ba pare
soog la sax laaj xaalis waaye nit koo xamante ni mu ngi ñëw di saigner ñu war ko yóbbu réanimation nekk bu ñu joxewul xaalis duñ ko laal mais loolu dafa jéggi dayo loolu nguur gi nag wax dëgg yàlla war na ñoo xoolaat loolu nag xam nga lii dafa métti nguur goo xam ne mënul assurer yow sa santé yow sa wér-gu-yaram da ngay ñëw urgence yi nekk Sénégal yépp ça se passe comme ça soo ñëwee ñu ne boo joxewul xaalis duñ la laal ba pare hôpital bu mag bu mel ni hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack amuñ gant dañoo wax waa ji ne ko demal ci pharmacie bi nga jënd gant dama jënd microcrop mooy lu xonk loolu ñuy def ci nit ki bu daggee affaire yooyu pour mu arrêter saignement bi mais Sénégal kon ku fa feebar kon yow wala nga nekk fa en danger ñu agressé la mais yow sa bakkan mu ngi ci xottu gerte négligence boobu noonu laa xamul lan moo ko waral te chaque jour ngay dégg ay détournement fii nii train de vie de l'État ay milliards rek ngay dégg waaye loolu tey duñ ko jël def ko ci hôpitaux yi nit ñi di man di faju ku feebar faju mais nit réew su fekkee ne amul ay hôpitaux yu baax digne de ce nom plateau médical bi baaxul boo feebaree doo mën a faju mais réew moomu noonu mais nit ñëpp dañuy dee ba jeexanaa parce que feebar ak dund ñoo ànd ça rime avec la vie nit tamit mën na dox ci mbedd ñu agressé ko nit mën na accidenté ñëw urgence ñu war ko assister pour sauver ko te loolu dafa war a gaaw mais naka nga mën a tiimee yow benn nit koo xam ne mu ngi saigner ñu ngi ko dóor ay jaase partout xar bopp bi yaram bi yépp ñu dóor fa ay jaase te xam ngeen ne arme blanche moo gën a graaw sax pistolet ni muy def pistolet tey bu ñu la ko jamee fii nii ci loxo foo xamante ni jegewul organe vital yi ñëpp xam nañ ko ay foie la cœur cerveau beeg yooyu noonu yépp c'est des organes vitaux fekk jamuñ la ko foofu noonu rek mën ngaa mucc te mën nga di daw di dem mais tey nit ki bu la tiimee ak arme blanche di dóor buy dal lu muy yàqee dégradation bu muy def ah loolu pistolet sax mënu ko def kon xam nañ ne arme blanche moo gën a graaw parce que jaasi bu ñu la ko dóoree mën na dal ci veine bi dagg ko jaasi bu ñu la ko dóoree ci bopp day xar sa bopp bi cerveau bi gis ngeen ne médecin chef bi sax mu ngi ko doon wax ne cerveau bi dafa ubbeeku ba ngelaw dugg fa ak yooyu noonu yëpp kon xam ngeen ne jaasi dafa garaaw waaw léegi nag ku mel noonu yéen ngeen ay médecin ngeen prêter serment mais ak nu manti demee mais kooku nañ ko war a assister ba pare soog a laaj xaalis xool nuñ ko sauver waaye di leen laaj ay 100 000 fii ay 50 000 dem leen ci pharmacie bi jënd gant dem leen ci pharmacie bi jënd alcool hôpital régional xanaa centre de santé wala poste de santé sax war nañ ko doter sax ay gants doter ko ay microcrop ay alcool ak yooyu noonu xanaa loolu sax c'est le minimum mais ñun Sénégal ñun ñëpp ci danger lañ nekk Sénégal ku fa feebar te amoo moyen nga dee moo gën a yomb nga dund ku fa accidenté wala ñu agressé la ñu war la assister assistance bu gaaw ah soo moytuwul di nga génn àdduna quoi te loolu yëpp responsabilité état la mooy li ma leen wax gars yi dañoo xamul priorité gis nga priorité ci réew ñëpp xam nañ ne mooy santé éducation ak li nit ñi di lekk denrées de première nécessité mais ñun toujours yooyu dañ koy négliger ci Sénégal yu amul njëriñ rek wax naa leen fii sànq na leen chaque jour ngeen dégg ay détournement ñoo xamante ni corps de contrôle yi ñoo leen di épingler te du mujj fenn ay milliards nga koy lekk te ci gouvernement yi fi jaar yëpp am na ñoo xam ne ils sont devenus des milliardaires illicitement ils se sont enrichis illicitement
nga gis koo xamante ni dafay bëgg a xëy ndékki sax du mën a ndékki wala doomam dafay xëy bëgg a dem école du am sax 100 francs yu mu ko jox pour xale bi mën see jënd mburoog chocolat wala mburoog thon. Inégalité boobu noonu loolu dafa jéggi dayoo. loolu lan moo ko waral mooy dafa am ñoo xamante ni dañuy toog ci bopp réew mi jàpp ne alal ji ñoom ñoo ko moom comme ñoom lañ fal di jaawale seen poche ak poosu askan wi. li ñu war a def ci askan wi pour ñu am condition de vie yu baax yu jaar yoon wuy mucc ayib ñoom moom la ñuy jël aaki moo ko ñoomi neen di ko lekk ñoom ak seen njaboot ak seen ay xarit. loolu rek mooy waral lii nii loolu rek moo ko waral. tey jii président boo xamante ni ñu ngi koy jox 8 milliards votel ko am na sax ku doon wax naan juge dem laa dégg mu koy wax ci 2S tey nee na budget bu ñu ko mujjee votel pour caisse noire am bi cette fois-ci sax ëpp na 8 milliards waaye jege na 9 milliards pour fonds politique bu président benn nit dans un pays pauvre comme le Sénégal. Assemblée nationale même chose président bi am caisse noire am ba pare ñu créer des institutions yoo xamante ni amul benn njëriñ chaque jour dama koy wax te nit ñaa ngi koy wax ni ma koy waxee la ko ñeneen ñi di waxee conseil économique et social environnemental au conseil des collectivités territoriales au conseil des dialogues xawma lan mu wër na yow institution yooyu nga créer doomi aadama yi nit ñi mooy peuple bi ñoom boo leen laajee sax qu'est-ce que ça sert ñoom mënuñ la ko wax. mënuñ la wax na la lii lay jëriñ benn ci man mënuma la wax na la conseil économique et social environnemental njëriñ bii la amal Sénégal. waa léegi yow li ñu fay def yëpp ña fa nekk nga leen di fay weer président bi nga jox ko caisse noire di ko jox xaalis ñu fa nekk nga jëndal leen oto di leen ci defal carburant est-ce que ñoom li tax ñu teg leen fa ak lu tax ñu créer institution boobu noonu ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp ñoom Sénégalais yi est-ce que amal na leen njëriñ. pour man réew lu koy doxal maanaam toujours da ngay njëkkee ci priorité yi. Sénégal instant bi soxlawul yooyu noonu soxlawul TR bi sax soxlawuñ ko ay BRT c'est-à-dire yooyu on en a pas besoin soxlawuñ ko. xam nga lan lañ soxla plateau médical bu baax a baax lañ soxla ku feebar mën a faju mais chaque jour ngeen dégg ñi amee insuffisance rénale fu mu nekk nii li ñuy daj kenn ku si nekk boo tëddee sa kër di xaar sa tour pour dem def hémodialyse yow pour yow léegi nga dee parce que rang bi dafay gudd te par semaine da nga war a def hémodialyse. am na ñoo xam ne dinañ toog ay 3 semaines duñ ko mën a def mais loolu c'est grave moo tax ñi ñaa ngi dee rek. nit accidenté nit ñu agressé ko yow nga toog nii di ko seetaan 4 heures du matin ba 11 heures ak këram li mu fa génnee ci deret boo demee ci kër nga ne fii abattoir la woon ñu jëlee ko foofu noonu. indi ko ci hôpital bi muy wequ di wequ ndax métit ba am arrêt cardiaque ba dee loolu c'est une honte pour le Sénégal loolu gàcce la quoi te mën naa am bu doon dëkkam la xëy na mën naa am du demee noonu donte yàlla mooy rey nag waaye yàlla bay sa tool toujours di toog naan yàlla rek dafa yomb. yàlla wàccewuñu fii nii rek pour ñu toog croiser les bras mais daf ñoo bind pour ñu góorgóorlu pour doxal àdduna bi réew yi nga xamante ni dafa développé du ay jinne ñoo ko développé du yàlla tamit moo wàcc ñoom développé leen dëkk ba waaye ñoom ci seen góorgóorlu seen volonté moo tax ñu àgg fu ñu àgg tey muy les pays développés. ba pare développement par étape la dafa am fooy njëkkee ba pare soog a am fooy àgg mais boo xëyee ñëw indi benn TR def ci 1000 et quelques milliards te mënta pare ba léegi inauguré ko 1 an après mënul fexe ba nga def ko mise en circulation mu tegu ci kaw tali bi di daw ci kaw raay bi kon
pendant ce temps nit hôpitaux yi amuñ ay gants pendant ce temps hôpitaux yi amuñ coton amuñ microcrop mais loolu c'est grave fu ñu war a def xaalis bi nañ ko fay def ngir yàlla priorité yi di jël xaalis bi sénégalais yi moom ñu leen koy delloo ñu gis ci seen bopp réew ñëpp mënuñoo tolloo nekk benn parce que baaraam yi sax tolloowuñ ni ko yàlla bindee te loolu rek misaal la yàlla wax nañu ci alxuraan mu ne unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila kon xam nga loolu moo lay wan ne nit ñi mënuñoo tolloo waaye nag nit ñi dañoo war a am le minimum mooy ku feebar na nga mën a faju ku xiif lekk xale bu judd war a jàng ci condition yu jaar yoon yu baax loolu mooy priorité yi boo xiifee lekk boo feebaree faju xale bu am 6 ans ñu dugal ko école mu jàng bu mucc ayib waaw loolu nag buñ ko réglé ba mu tegee côté léegi lu ci des yëpp après nan la ñuy def dañuy def ndànk-ndànk rek jëm vers le développement ba pare transparence am bonne gouvernance am ñi ñuy dénk ñu xam ne lu ñu leen dénk du seen alal waaye alalu sénégalais yi la ñu leen koy jox waaye Sénégal ngay dem di gis un ministre milliardaire un député milliardaire directeur général milliardaire lan moo ko koy def sàcc détourner l'argent du contribuable le denier public te du mujj fenn dañ lay jàpp après arrangé ak yow am na ñoo xam ne dañ leen di jàpp turu jàpp nañ leen rek ñu dem kaso quelque temps ñu génn ñu ne joxe nañ caution te kenn du xam lan lañ joxe kenn du xam fan lañ ko joxe duñ ko wan askan wi xamuñ si luñ nekk. kon Sénégal problème bu mu am mooy problème mu dirigeant te sénégalais yi ñoo xamul nan la ñuy tànnee nit xamuñ tamit lan lañ bëgg nit il faut nga xam li nga bëgg fulla mooy jaay Dakar gis nga nit ki boo koy fal dafa am noo koy falee am noo koy tànnee boo ko falee ba pare nag dafa am noo xam ne noonu la war a jiitee waroo nangu lum la teg nga tegoo ko toog di xoole naan yàlla baax na te loolu dafa yomb c'est trop facile yàlla baax na yow président bi nga fal bu la tegee loo xam ne attanoo ko mais wan ko kanamu carrément ne ko fi nga toog ñun ñoo la fi teg te dañ la fay teg pour nga jaamu suñu ay soxla mais ku ñëw noo njëkk a def da ngay enrichir sa bopp enrichir sa famille say xarit ku ànd ak yow am jàmm ku àndut ak yow du am jàmm ku àndut ak yow du bokk ci nguur gi bu bëggee marche nga ne ko doo marche xam nga soo toogee ba mu neex la mën nga ko sax coller motif dem tëj ko kaso def ko ennemi ki nga xamante ni moom mooy sax édifier sénégalais yi di leen leeralal seen alal fu muy dugg ak nu ñu gérer seen alal ak mauvaise gestion bi am ci nguur gi kooku sax après ñoom noonu lañ koy def ennemi kenn du wax te sénégalais yi buñ gisee ku baax duñ ko tànn boo leen tegalee ku baax tegal leen ku bon ñu tànn ku bon ki parce que façon bi ñuy tànnee moo baaxul tànn yaa ma neex gis nga njiitu réew kenn du ko fal ci ay sentiment diw dafa rafet diw ci famille bii la bokk diw ci tarixa bii la bokk diw victime Ablaye Wade la kenn du ci fal nit ci programme lañ koy falee programme bu dëgër da ngeen di xool yéen li ngeen di dund ku leen ko mën a fajal situation yi désastreuse yi ngeen nekk précarité bi ngeen nekk kan moo ko mën a régler bu réglé wul yëpp sax mu réglé 80% wala 85% nga déglu programme am xool lan la indi
waaye naïveté bi ak passivité bi moo tax sax ku indi programme mën na leen a nax ci programme parce que li muy def ci boppam bi mooy Sénégal moom na nga falu rek quoi na nga leen nax rek boo falu boo faloo nga def lu la neex su fekkoon kenn sax ñëw na nax ñu ba falu ci programme am sax yéeg changé maanaam lu taxoon ñu fal ko ak li muy def nekk loo xamante ni comme yàlla ak yàlli mais dañoo war a jóg jàkkaarloog moom jàmmarloog moom wan ko carrément ne ko lii taxul woon ñu fal la mais loolu lu koy def mooy il faut que ñu nekk benn l'union fait la force mbooloo mooy doole tey ji ay matt yu bari boo ko jëloon takk ko daf ko benn say nii takk ko nii ay matt boo ko téye nii doo ko mën a damm mais soo ko génnee nga disperser leen par benn benn nga koy mën a dammee léegi nag nit ñi bu ñu disperser woo dara du baax il faut que ñu booloo nekk benn xam ne Sénégal rek lañ am mënuñoo am lu gën a rëy Sénégal mënuñoo gën a am lu fort Sénégal te Sénégal dañ kaa war a teg ci ay loxo yoo xamante ni ay nit de valeur la ñuy doon des hommes de valeur de vertu am lu ñuy jomb ay nit ñoo xamante ni dinañ yërëm askan wi xam li askan wi di dund jël seen ay intérêt sànni fële jiital l'intérêt du Sénégal mettre les Sénégalais dans de très bonnes conditions façon doomi aadama yooyu lañ bëgg façon njiit yooyu lañ bëgg te pourtant Sénégal am na ñu baax ñu fa nekk ñoo xam ne sax bëgguñoo sax dugg ci politique bi ndax salte gi géewu politique bi salte boo ne politicien laa sax ñu ngi lay xoolee bëtu sàcc bëtu nit ku bon bëtu fenkat bëtu traître workat parce que ñi fi nekk ñoom ñoo saltel géew bi ba y a des hommes plein de valeur et de vertu yoo xam ne mënoon nañoo ñëw dugg ci géew bi sax mais duñ ñëw te buñ ñëwoon sax duñ leen faale parce que duñ leen xam lan moo fi am depuis 1960 ba léegi c'est les mêmes personnes qui se succèdent bu Senghor demee nga dem ci Abdou Diouf bu Abdou Diouf demee nga dem ci Ablaye Wade bu Ablaye Wade demee nga tuxu dem ci Macky Sall ana ñu nekkoon ak Ablaye Wade tey ñëpp a ngi ci Macky Sall ñëpp lan moo waral loolu nguur ak seen intérêt personnel saale wuñu sax sénégalais yi dañuy gis sax lu ñu war a wax loo xam ne jaaduwul mais dañuy noppi pour ñoom seen intérêt personnel ba pare ki leen jiite njiitu réew mi moom xam loolu ba pare noppi moom it kon ils sont tous pareils ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp a yem ana ñu doon saaga Macky Sall démb di ko xas di ko dénigrer di ko barrer la route pour mu dem palais ñooñu ñëpp fu mu nekk nii rallier nañ dem fekk ji ko pour lan pour poste ba pare moom it mu nangu loolu tam xam ne ñii seen ay pexe bu juboon démb moom du nekk président ba pare mu nangu loolu ñuy ànd di jaayante c'est grave dafa doy waar ñoo xamante ni nguur rek tey jii ñu nekkoon ci Ablaye Wade yëpp ñu ci ëpp ñu Ablaye Wade signé le décret daf leen ministre ñii mu def leen ay directeur général ñun ñëpp jàmm nañ ko ñu ci ëpp dem ci Macky Sall accepté leen encore te pourtant bi mu ñëwee mënoon na jël sax ay nit ñu bees ndax affaire bi sax am alternance générationnelle yow jaar nga ci Ablaye Wade liggéey nga ak moom 12 ans Wade daanu na jeex na soo amoon métier da ngay dem delluwaat ci sa métier mais seen métier politique la amuñ métier politique rek mooy seen métier moo tax bu nguur gi daanoo rek dootuñu amati dara léegi nag loolu daf leen di inciter pour ñuy dem di wëri nguur gi nekk ci nguur rek ba kañ loolu moo tax Sénégal du baax yërëm leen sénégalais yi lillahi wa rasuli
sénégalais yi yéen tamit am leen fulaak fayda kii mooy seen 4e président gis ngeen lim leen def ñeenti ñooñu ñëpp moom moo ci gën a yées moo ci gën a bon mauvaise gouvernance mauvaise gestion de Macky Sall loolu on n'en disconvient pas kenn werenteetu ko népotisme bu am ci gouvernement bi ak impunité bi ñëpp xam nañ nu mu demee jaay doole gi fu ñu demee ba heure bi Sénégal tey ñu ne jàpp nañ Guy Marius Sagna ñu ne lan moo tax ñu jàpp ko ñu ne parce que daf doon marche dem ba ci buntu palais bi jàpp ci gris palais bi loolu même bu ko constitution bi mayutoon ne ko amoo droit marche sax bu marché ñëw laal buntu palais bi loolu wàññiwul Macky Sall dara mais il faut que mu wane ne moom dafa am doole il faut que rek mu wane ne man dama am doole dama lay jaay doole parce que ànd ak man est-ce que ñëpp dañoo war a ànd ak yow yàlla sax ñëpp gëmuñ ko yonent bi ba léegi ñu ngi koy saaga ba léegi chaque jour ngeen gis benn journal bu génn saaga ko caricaturé ko ñu ne liberté d'expression la chaque jour yéen a ngi koy dégg te ko génn àdduna depuis 1400 et quelques années moo tax nit ku nekk rek da nga war a nangu ne da nga war a am ñu la contre nga accepter loolu boo xoolee ci ñi la gën nangu woon nañ loolu yow loolu da nga ko war a nangu te njiitu réew dafa war a am yërmande nekk koo xamante ni dafay tëddee njaaxaanaay Macky Sall te dafa waroon nekk le président de tous les Sénégalais bañ a am ay partisans tey jii Moustapha Diakhaté bi bokk ci moom ñoom ñaar am nañ problème li indi seen problème mooy Moustapha Diakhaté dafa dem ci benn émission mook Ahmed Aïdara ñu laaj ko ci 3e mandat bi mu ne Macky Sall amul droit def 3e mandat mu dàq ko problème bi foofu la jógee Moustapha Diakhaté di ko provoquer rek xam na ne waa ji merkat la te bu meree rek force lay utiliser xam na ko bu baax a baax moo gën a xam moo tax da ko doon provoquer plateau bu ñu ko invité rek muy dal ci kawam di critiquer ba mujj gi nag ñu ne dàq nañ ko ci parti bi dàq bu illégal ñu jël Kirikou Mbaw jiital ko ndeysaan xamul dara ci affaire bi dugal ko ci erreur mettre ko en mal ak sénégalais yi bu ñu bëggee def benn sale boulot rek dañuy xool ñi nga xam ne ñoo gën a vulnérable rek ate ñu jiital leen jël benn feuille bind ci bindi yu benn bu vide décision boo xamante ni kenn xamul décision lan la parce que Moustapha Diakhaté voilà dafa contre président bi te man maay président kenn waruma contre fekk yaa ngi def sa bopp bi loolu baatu maay président bi di ko def sa bopp bi rek toujours da ngay fàtte ne yow président googu noonu defoo ko sa bopp nit ñi ñoo la ko def sénégalais yi il faut ngay am retenue toujours di fàttaliku ñu dàq Moustapha Diakhaté parce que mook président bi bokkatuñ ñu ñuy gisee te pourtant mënoon na ko ñoom ñaar ñu waxtaan à l'amiable mais toujours il utilise la force toujours dafay dóore te ñi ko topp toujours lu mu leen sant ci lu bon ñoom pour préserver seen ay poste ak seen intérêt personnel ñoom dañ koy def bu leen joxee arme na leen dem leen rayal ma Moustapha Diakhaté sax am na ñoo xam ne pare nañ pour jël arme dem ray Moustapha Diakhaté parce que seen intérêt la ñuy sàmm ak seen poste yooyu noonu fàtte nañ ne nguur gi dana jeex kullu man alayha fanin dafa am des actes yoo xamante ni des actes de grandeur soo ko defee rek da ngay nekk nit ku màgg yonent bi def na ko yonent yàlla Yusuf alayhi salaam def na ko Nelson Mandela def na ko ak ñeneen def nañ ko loolu moo tax tey ñu am lu ñu am loolu moo tax ñu am tey lu ñu am Mandela apartheid
moo am dëkkam ñu jàpp ko tëj ko kaso toroxal ko pendant 27 ans mook jabaram di rey nit ñi ñuul ñi di leen wax ne amu leen droit dugg ci yenn alimentation yi amu leen droit toog ci yenn place publique yi apartheid boddante ci biir xeet mu xeex ko ba affaire bi jeex mu génn am victoire bi mu génnee mu jekk war a baale daf ne baal naa ñëpp baal naa leen lu ma bëgg rek mooy ñëpp nañ nekk au même pied d'égalité ñëpp tolloo loolu rek moo ma intéresse te pourtant mënoon na fayu de ne tubaab yi doon rey sama mbokk yi ñëpp dama leen di rey mënoon na wax lool venger wu mais venger wul parce que bu ko defee rek dafay tuuti loolu bassesse la ku ko def rek tuuti nit dëgg ak nit ko am jikko yu kawe dëgg mooy nit koo xamante ni nit daf lay tooñ nga jekk ko ne baal naa la nga man nit ëpp ko doole ba pare yërëm ko xam ne kii yow yaa ko mën mais yonent yàlla Yusufa ay frère am ses propres frères ñoo ko jël dugal ko fii ghayabatil jubbi au fin fond d'un puits mais ku la jël dugal la ci teen lan la bëgg a def tout daf la bëgg a rey am na ñoo xamante ni tey boo leen jëloon dugal leen ci teen ñu génn buñ génnee buñ la mënee rey dañ lay rey parce que dañuy wax ne yow dañ leen a bëggoon a rey mais moom ses propres frères ñoom ñoo ko def lu tax ñu def ko gént la ñëw ñettali ko papam gént boo xam ne ñëpp xam nañ ne lañ lay firi mooy yokkute la dina nekk nit koo xamante ni nit ku mag a mag lay doon nit ku ñuy ràññee lay doon yaa abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin gént naa weer bi jant bi fukki bi deew ak benn ñu may sujootal papaam ne ko laa tasruq ruqyaaka ala ixwatika fa yakiduunaka kayda soo ko waxee sa frère yi dinañ la fexel mais après dañ ko mujj fexel doo ko ci teen mu dem Égypte nekk fu buur malgré jafe-jafe yum jaar yépp frère am yi xam nga fan lañ mujjee jógee ko Israël xiif di leen bëgg a rey ñu ñëw foofu ci buur bi Égypte ne ko massana wa ahlana dur dañoo xiif dañoo bëggoon nga dimbale ñu mu dimbale leen rek te yàlla tax ne leen dem leen indi seen frère bi Benjamin mooy ku mbokkal ndey ak baay ñu dem jëli ji kooku ñëw retrouvaille am ñu ne ko a innaka la anta Yusuf mu ne xaala ana Yusufa wa haza aqi xad manna allah alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yadiu ajral muhsinin foofu lañ mujjee mu ne leen après fan lañ mujjee seytaane moo dox suñu diggante rek mais lii du dara yéen sama ay frère ngeen ñoo far baal leen acte de grandeur yooyu la ñu soxla nag ci njiitu réew ñun te malheureusement dañ kaa gisul ci ki nga xam ne moo ñu jiite Ablaye Wade sax moo ko tane ndax Ablaye Wade tey jii am na ñu joteloon ñu bëri démb tey ba mu yëgee venger wul ci ñoom mais Macky Sall dafa yëg di venger wu rek venger wu ak fekk nit mu tooñ ak fekk nit mu toog mu tooñ ko tëj ko kaso loolu rek la fi nekkee parce que ànd ak man xam nga sax su fekkoon dafay venger wu rek ñi nga xam ne ñoom la jotaloon démb sax mu tane mais moom ñu jotaloon démb venger wu na ci ñoom soit da ngay ñëw su ko jébbalu transhumé comme ni transhumants yi def transhumants yi ñàkk jom yooyu noonu wala mu jàpp la tëj la kaso loolu moo taxoon mu créé bi pourcentage gars yi da ngay ñëw rek jébbalu soo jébbaluwut kaso nga jëm ñu jox la nguur nga ciy fo loolu fowee nguur la maanaam di jël kaso di ko fowee di kekkantoo nit ñi mais il faut être sérieux doole kenn du ko fowee fii amul benn doole bu éternel kenn amul doole ku dul yàlla yàlla rek am doole moom lu mu am doole tey boppam bi buy métti tey day naan garab pour bopp bi mën a sedd comme man sama bopp bi bu doon métti nu may naanee garab mu sedd
su amee taab daf koy yëg. bu feebaroon feebar bu garaaw mënul faj boppam. avion bi muy dugg di voyager est-ce que moo koy dawalal boppam mënu ko dawalal boppam parce que du pilote. kon nit rek la loolu mooy wane rek insaan yotu gi nekk ci moom nit rek la mënoo weesu nit. kon toujours loolu nit daf ko war di xalaat di bàyyi xel ci yàlla xam ne lu ñu nekk nii c'est éphémère benn affaire la boo xamante nii luy jeex la. xoola taf def na fi 7 ans nii léegi mu jeex mais il faut ñuy sóoraale ëllëg. tey jii nit ñi wax nañoo wax ci affaire Guy Marius Sagna ba sonn waaye taxul mu dellu ginnaaw du mas a dellu ginnaaw. moom jikkoy segg la amee. bu la jàppee fii ci baat xam nga segg bi ak gaynde yi bu ñu nekkee ci àll bi bu ñu dàqee benn zèbre wala benn ay ñu ëpp doole bu ñu la jàppee fii ba màtt la fekk tëddoo ba dee duñ la bàyyi. moom noonu la mel te man xaw ma lu tax mu mel noonu. moom lan la ko nit ñi def ba tax mu war a nekk di def répression ci kaw nit ñi di venger wu di toroxal nit ñi. man loolu laa mënul comprendre moom lan la ko nit ñi def. moom kenn defu ko dara ni muy doxalee la nit ñi àndut te loolu c'est la démocratie. on peut pas être dans un pays de démocratie ba pare nag ne nit ñi ñoom duñ la contre loolu mën ta nekk. kon xanaa démocratie bi du dëgg kon. Guy Marius Sagna mi mu jàpp nii keroog dañoo programmé woon tribunal wóor na man dañoo programmé woon pour bàyyi leen. li tax ñu bàyyi ñeneen ñi ay Ousmane Sarr ak ñeneen ak ñeneen lu tax ñu bàyyi leen jour boobu ñoom ñëpp dañoo programmé woon pour jox leen liberté provisoire. waaye xam nga la veille ci lañ ko toroxalee Angleterre mooy ndaw soos noonu ñëw infiltrer leen mel ni militant yam la wala militantam toroxal ko ci biir nit ñi libéré Guy Marius Sagna libéré Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna xam nga loolu daf kaa métti parce que ndaw si da ko jekku te heure bu génnee Europe rek wala mu dem Amérique si lañ koy toroxal. Sénégal yi la yab rek di leen noot. Sénégal la toog di buur di bummi mais ay Europe ak ay Amérique yooyu amu fa de foofu liberté d'expression moo fa am dëgg ak liberté de marche. foofu heure bu génnee dem États-Unis gars yi dinañ ko kot yuuxoo ko su ñëwee Europe ñu toroxal ko sotti ko farine wala ñu yuuxoo ko te du ci man dara. léegi ay nervi lay ut buy génn pour bu gars yi déconné nervi yi dal ci seen kaw waaye fii ku fi gaañ nit tamit dañ lay yóbbu ci yoon. c'est un pays de droit. amul ay juges yoo xamante ni dañ leen di manipuler di leen wax tëjal leen ma kii. ay juges yoo xam ne dañuy wax ne ñoom xaritu président bi lañ ku ànd ak président bi yow la ñuy àndal ku àndut ak président bu ñu la fa yóbbee ñu tëj la ci kaso gi ba pare tëdd di nelaw. naka ngay nekkee juge yow nga da ngay àtte nga waat juré devant tous les Sénégalais ne yow lii da nga koy àtte jaarale ko ci yoon ku tooñ nga teg ko ci yoon ku tooñut nga bàyyi ko mu dem. parce que kii mooy président de la république mu sant la na la waaw am naa Khalifa Sall problème àndut ak man wala keneen àndut ak man Guy Marius Sagna daf ma contre wala yaral leen ma ko. mais justice kenn du fa solde ay compte. nit boo àttee juge boo toogee nga juge nit soo demee sa kër dangaa war a tëdd nelaw ba yandoor am conscience tranquille parce que priver nit de liberté loolu du caaxaan. te Macky Sall loolu lay fowee malheureusement man loolu moo ma jaaxal ci moom. moom kaso daf koy fowee quoi. Sénégal da ngay sëqat sax ñu tëj la kaso. est-ce que xam nañ lu ci privé nit de liberté. nit ki war a am liberté picc yi sax dañoo am liberté di naaw quoi. te xoolal nit nu mu fooree wala xadd karam naa bani aadam wa hamalnaahum fil barri wal bahri. doomi aadama yàlla daf kaa fonk tellement être humain dafa fort du caaxaan waroo nekk ni koo xam ne maanaam koo xam da ngay ñëw rek fekk ko nii rek nga violer ay droit yam jaay ko doole rek dem
enfermer ko fenn rek tëj parce que yow yaay président loolu c'est pas du tout normal. ba pare yow sa njaboot nekk à l'abri quoi, nekk ci jàmm di doxi seen soxla, yor seen ay milliards, seen oto yu tooy, yor seen ay passeport diplomatique fu leen neex dem parce que yow yaay président de la république. loolu moo tax. mais lan la lu tax loolu war a am? est-ce que boo nekkee président ñi ànd ak yow rek ñoo war a am jàmm? c'est la question que je me pose moi. est-ce que ku nekk président yow, mais président de tous les Sénégalais lañ la wax, mais yow da nga war a nekk le père de la nation, protéger Sénégalais yépp, assurer sécurité Sénégalais yépp, yamale Sénégalais yépp ñu nekk benn. mais président boo xam dafa am ay partisans, soo àndeek moom yow yaay am jàmm, ku àndut ak moom du am jàmm mukk. Guy Marius Sagna àndut ak président moo tax ñu jàpp ko tëj ko kaso di ko toroxal te deful dara, amul benn délit bu mu def wala benn crime. ba pare muy tëdd di nelaw, nit ñi di wax muy insister di jaay doole. ndaw si ko yuuxu Angleterre keroog rek moo tax ñu jël Guy Marius Sagna isolé ko. léegi dégg naa Liberté 6 ne léegi ku ko bëgg a gis sax duñu la jox permis quoi pour nga gis ko. mel ni Guy Marius Sagna jaaykatu drogue la, wala dafa rey nit, wala dafa violer. mais c'est injuste. ba pare Sénégal ñi war a wax dëgg, njiitu réew mi jàkkaaroog moom wax ko dëgg, nga xam ne ñoom am nañ baat, c'est des personnes influentes nga xam ne bu ñu waxee rek wax bi day am effet, ñoom dañuy noppi mel ni ñoom ay complices lañ. ñëpp ànd ak président, ku nekk président rek yow ñëpp dañuy sukk rek jébbalu def lu Balxiis defoon, reine de Saba. xaalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu maa Suleyman lillahi rabbil alamin. waaye gars yi li ñuy wax mooy zalamtu nafsi wa aslamtu maa Macky Sall lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin bi sax jaru cee yokk parce que jëmuñ ci yàlla, yëfu naa fekk la ñuy def. dafa am yoo xamante nii dafa injuste. gis nga nit boo amee baat ci dëkk, lépp loo xamante nii lu jaaduwul la nga teg ci sa bët, amal courage nga jàkkaarloo ak nit ki nga wax ko dëgg, mu xam ne moom nekkul ci dëgg. mais su fekkee nit ki dafa nekk njiitu réew, jiite réew mi, lu mu def dara du ko ci fekk, kenn du ko wax dara lu dul dañuy noppi, muy noot nit ñi di leen toroxal, day gën a am fit di def. Guy Marius Sagna lan la def ngir yàlla nañu waxante dëgg? Guy Marius Sagna lan la def? jàpp buntu palais, ñëw ba ci palais bi téye gris bi, loolu c'est un délit. dañ ko def ci constitution wala dañoo voté benn loi ne loolu c'est un délit wala c'est un crime. mais yëfu soxor yooyu mooy lan? loolu tax nga jël nit ki privé ko liberté, tëj ko kaso, ba pare isolé ko mel ni moom terroriste la, wala mel ni moom jaaykatu drogue la, wala assassin la. léegi nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy sàcc yi nag di détourner xaalisu Sénégal bi, le deniers publics, ñooñu nag ñoom ñooy am liberté, ñoom nekk ay ministre. Cheikh Omar Anne fii lañ ko épinglé, COUD, centre des œuvres universitaires de Dakar, muy jënd ay kilo ñebbe di def ay surfacturation, kilo ñebbe yu cher mu yokkal ko gradam, def ko ministre de l'enseignement supérieur, ci koo xam ne c'est un voleur, parce que sa partisan la moo tax mu am jàmm quoi. mais loolu dafa garaaw, dafa doy waar. band yi ñu war a jàppi mooy ñuy rey Mohamed Cissé, fekk ko këram ma papam Abdou Aziz, dal ci kawam, dóor leen ay jaas yi, rey leen, ñu dem hôpital ñu négligé leen. band yooyu noonu lañ war a dem rëbb ji, jàpp leen, tëj leen ci kaso yi. moo gën ñuy jàpp doomi jàmbur joo xamante ni dafa am droit ci wàcc ci mbedd mi
wax lu ko naqari ñu jàpp ko tëj ko ci kaso gi te deful dara mais kaso bu ñu ciy tëj nit kooku dafa war a def dara mais ku deful dara nu ñu lay tëjee kaso ba pare kenn du wax ñëppay noppi mais àq am na de te gis nga lii dafay jeex de nguur gi nii nekkul lii continué de te gis nga tooñ du gàllaaj ëpp doole nit wan ko ku jàpp ne dangaa am doole dangay fen dangay nax sa bopp yàlla rek am doole aucun pouvoir n'est éternel nag seul le pouvoir de Dieu bu yàlla bi rek moo nekk lu éternel et puis jàpp Guy Marius Sagna di def ay règlement de compte seen diggante yee ñaar qu'est-ce que ça sert man tey ma ëpp nit doole di ko jaay léegi loolu lan laa ci am man lan ban njëriñ la léegi Sénégal daal ñi nga xam ne ñoom mérité prison ñoom ñoo am liberté ay Aliou Sall ay Mamou Diallo ay Cheikh Omar Anne ay Siré Dia ak ñeneen am na ñoo xam ne dañoo sax seen dossier sax mu ngi justice ci CREI bi kenn defu leen dara parce que dañoo rangé wu derrière le président de la République ba pare am ay poste léegi comme Awa Koudou Ndiaye moom lañ jox direction des données personnelles te dossier mu ngi justice nuñ toppee Karim Wade tey ba condamné ko moom noonu lañ ko waroon toppee ay ñoom Ousmane Ngom a ngi nii toog si roqu dañoo mujj dem jébbalu ji ci Macky Sall ba pare noppi ak ñeneen ñëpp noppi kenn waxu leen dara ay Samuel Sarr léegi daal ñàkk ànd ak Macky Sall moom c'est un délit au Sénégal quoi délit la léegi loolu doy na waar nañu xoolaat ni ñuy falee njiitu réew di tànn nit ci jikko te bàyyi tànn nit ci ay sentiment fekk ñu ngi tànnee noonu lii daf ñuy dal te gis nga Sénégal xam nga instant bi leen moo ko mën a defar révolution ba pare commencé waat réew mi à zéro il faut qu'il y ait une révolution ngeen baal ma dafa am ko ma doon oo loolu rek moo mën a defaraat réew mi ñu commencé waat réew mi à zéro parce que réew mi yàqu na te gis nga depuis 1960 ba léegi réew mi dafay gën a dégradé wu day gën a dellu ginnaaw mais avancé wul sur tous les domaines tous les secteurs amul benn secteur boo xamante ni moom nga mën a laal duut fa baaraam Sénégal nga ne bii mu ngi marché mu ngi dox du santé du éducation du dara amul dara lu dox lépp a dellu ginnaaw chaque jour nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi comme ay xar ay abri provisoire ba léegi mu ngi am abri provisoire mooy ay sàkket yoo xam dañ koy jël wërale ko def ay mool ci biir ay nit di fa jàngee am na village yoo xamante nii ils sont pas loin de Dakar te amuñ ndox mu doy tey Dakar sax dafa am problème approvisionnement d'eau ndox boo xam ne Kër Momar Sarr day jógee dëkk boo xam ne ndox mi ñuy naan Kër Momar Sarr lay jógee Dakar ñaata nit ñoo fa nekk dëkk premier étage tey par 3 heures du matin la ñuy am ndox parce que pression bi du am doole pour yéeg ñu mën a am ndox ñoom ak yeneen yoo xamante ni ay priorité la ñu war ci liggéey xaalis bi ñu war a def ci askan wi ñu koy détourner di sàcc ñoom i neen seen biir ba kañ loolu ba kañ jusqu'à quand ba pare président bu fi jógee ñi nga àndaloon dem toxu ci président bu bees bi ba kañ tamit encore loolu tamit il faut que ça cesse moo tax ma ne la réew mi dafa laaj redémarrage tardé nañ 60 ans nag nañ ko nangu nañ ko accepter ah il faut l'accepter tardé nañ 60 ans te bougé wuñ
bi ñu déparé taj indépendance am na réew yoo xamante ni ñoo leen sax rawoon te ñooñ bàyyi nañu fi bu yàgg ba dem seen yoon. moo tax affaire bi honnêteté la ak volonté. gis nga nit bala ngaa mën a jiite ay nit ah il faut nga jub d'abord ba pare yoro jikko yu kawe. et puis affaire bi sacerdoce la war a nekk maanaam dafa nekk benn défi boo xam ne da nga ko war a relever. ñu ne ma tey comme def nañ kenn premier ministre wala def nañ kii ministre de l'éducation nationale war na mën a def ay résultats yu am solo ci éducation nationale bu ñu ko jox. fexe ba abri provisoire dootul amati. ki nga xamante ni moom lañ jël jox ko santé war na mën a fexe ba ay radiothérapie yu bëri am Sénégal. war na mën a fexe ba village yi sax wala communes yi gën a tuuti ci Sénégal mën a am ay machines yi ñuy defee dialyse. ñu équiper hôpitaux yi nga xam ne lu fay manqué dara du fa manqué ku feebar foo mën état boo mënti nekk boo excès ñu jël la en charge faj la. waaye hôpitaux yoo xam da ngay ñëw nekk ci état bu doy waar sa bakkan nga xëy waaj a ñàkk accident di tuuti sa deret ji di sotteeku wala ñu agressé sa deret ji di sotteeku comme li dal Mohamed Cissé barki démb kaw la nga ñëw ñu lay laaj xaalis téye la fa 4 heures du matin ba 11 heures ñu soog laa laal. ku ñu def ministre de la santé loolu moo war a nekk défem mu ñëw pour régler problème boobu secteur boobu. ku nekk transport même chose keneen ak keneen même chose mais loolu nag pour ñu am ko il faut ku leen jiite nekk nit koo xamante ni ku jub lay nekk nit ku am ay valeur lu mu wax respecté ko di sàmm kàddoom ba pare nag tànn ay nit ñu méngoog moom. mais tey nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nuroo ñoom ñooy ànd toujours ñu nuroo rek ñooy ànd. donc daal sénégalais yi ñun daal duñu tàyyi di wax pour la bonne marche de notre cher pays. lu tax nag ñuy wax mooy bëgg réew mi waaye nag dañoo nekk peuple boo xam ne neexu ñoo waxal parce que ñu ci ëpp ñoom seen yoon nekkul ci nuy réew mi di doxee. ñoom bu ñu falee nit rek pare nañ ci dañ naan nit ki daal mooy président bi lu ko neex lay def bu ñëwee sàcc seen xaalis mook ay xaritam ak ay jabaram ak ay doomam su wàccee dem rawal ji ko dem États-Unis wala mu dem France après nag ñu continuer ñu nekk ci ndóol. ñoom ñu nekk ci nguur gi bu ñu feebaree France dañuy dem faju ji wala ñu dem États-Unis. am na ñoo xamante ni dañuy dem sax consultation France di consulter jiwu bàyyi sénégalais yi foofu bu ñu demee ci ay SAMU municipal ñu leen di laaj ay 2000 francs pour ticket. loolu rek mënoon naa bañ a am Sénégal ay ticket. waroon nañoo organiser système de santé bi d'une façon boo xamante daf ko priorité daf ci xaalis bu bari ba sénégalais bu feebar tey mën nañ laa faj te li ngay fay du bari. SEMI bi ñuy wax couverture maladie universelle bi sax du dëgg te loolu waroon na mën a am ñu am nit yoo xam ne dañ leen di faj gratuitement te duñ fay. loolu mën na nekk mais volonté la bëgg-bëgg la ak jub. buñ la joxee xaalisu réew mi nga ne xaalis bii kat du sama xaalis xaalisu sénégalais yi la te ñoom dañoo bëri wut. sénégalais yi 16 millions d'habitants lañ ah ñi ñuy jiite ñu tuuti lañ ci ñooñu ba pare ñooñu jël alal réew mi aaki moo ko ñoom ak seen ay xarit ak seen ay farandoor. loolu jaadu na le reste nga bàyyi leen ci précarité boo xamante ni kenn xamul nu mu méttee. na révolution mentale am nit ñi yeewu d'abord ba pare xam li ñu bëgg xam ñan la ñuy tànn pour ñu jiiteel leen réew mi. buñ leen tegee loo xamante ni attanuñ ko ñu génn wane seen bopp. imaginez tey Macky Sall toog ba mu neex ko mu yokk courant te Makhtar Cissé fii la toogoon bi mu nekkee directeur général Sénélec ne am nañ courant ba fu mu nekk nii mën nañoo jaay sax la sous-région réew yi ñu dendal ay Gambie ak Mali ak Mauritanie nga toog ba mu neex la ne léegi mënatoon subventionné léegi askan wi ñoom ñooy fay. léegi askan wi ñan la ñuy fayal ministres yi la ñuy fayal
directeur généraux yi la ñuy fayal président bi la ñuy fayal ak njabootam parce que ñoom doo ci dégg mukk ku am problème mu fay facture mais ñun baa doole yi rek ñooy am problème mu fay facture léegi yow nag ñu lay teg loo xamante ni attanoo ko ngay fayal ñoo xamante ni jaruñ ko duñ dara ñu teg la loolu nga koy nangu yow kenn waxu la nga def violence fii kenn oote wu fu violence mais waneel sa bopp bu nit ñi oote nga génn suñ la indi lay facture nga ne fayuma buñ coupé ñëpp ñoom dootuñu amati xaalis su boobaa dinañ retourner delluwaat ginnaaw mais yow boo daan fay 20 000 francs toog ñu indil la 50 000 yokkal la ci 30 000 ngay dem uti pexe pour fay ko ñoom koñ à chaque fois bu ñu bëggee yokk dañuy yokk heure bu ñu soxlaa xaalis rek ne voilà nañ yokk parce que sénégalais yi duñu wax dara ils sont passifs dañoo yaacaaral loo leen teg ñu tegoo ko nangu gi ñu nangu ak ñàkk fayda gi bàyyi ndiku gi moo tax ñoom ñu yàpp ñu lu ñu bëgg a def ko mu jàll te am na réew yoo xam ne mburu sax boo ko fa yokkee du jàll gars yi dañuy wàcc na non du fi amee essence même chose France du fi indi affaire yi gilet jaune prix d'essence bi lañ yokk ba affaire ba léegi jeexagul mouvement boobu noonu ñoom ñëpp dañuy génn ndoor parce que il s'agit de l'intérêt général ñu joxante rendez-vous duñ xamante fenn mais sénégalais boo wax mu ne la yàlla baax na yàlla nañu yàlla may lu ñu koy fayee pour lan yàlla du moo ñuy lijjantil suñu ay problème de suñu problème bopp ñun ñoo koy fajal suñu bopp ñoo koy régler suñu bopp inna allaha la yughayyiru ma bi xawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du mooy wàcc di ñuy régler suñu ay problème suñu jikko yu bon yi ñu yoree nañ ko jéem a changer nekk benn bàyyi naa fekk bàyyi parloo nekk benn buñ ñu tegee loo xamante ni jaaduwul ñu wàcc ñun ñëpp ne jaaduwul Algérie seen président bu mu bëggee am 5e mandat Abdul Aziz Bouteflika nekk sur une chaise roulante nga dafay briguer 5e mandat gars yi dañoo nekk benn ñoom ñëpp ne loolu du fi amee chaque vendredi ils descendent dans la rue région yëpp nag amut ay Alger yeneen dëkk yëpp ñëpp ay génn pas de violence révolution pacifique lañ def biñ demee ba xam ne armée bi xam ne peuple bi génn na te peuple bi moom moo ëpp doole ñu wax président bi na ko renoncer mu renoncer Sénégal tey bu ñu meloon noonu nekk benn luñ ñu teg ñu bañ wala luñ teg benn citoyen ñu wàcc jàppale ko na lii c'est pas normal jaaduwul génn ndoor ñun ñëpp billahi wallahi taala ku noonu lii yëpp jeex na mais naa fekk moo ñu yóbbee li ñuy dal yépp dangay gis koo xamante ni day ànd ak président bi sax président bi di def lu jaaduwul mu wóor ko ne leen lii jaaduwul mu koy encourager tey ji am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak moom bu président bi rayoon nit sax ñu ne jaadu na tàcc ne voilà ni mu ko reyee baax na waaw président kañ moom rey bu rafet la ko rey président bu génnoon tey toog ci télé bi saaga sénégalais yëpp ndey laa la wax de saaga leen ndey ñëpp di nga gis ñu génn tàccu way monsieur le président pour les insultes président bi saagaa mi neex na quoi président moo mën a saaga waaye dégg ngeen président saagaa mi neex yi ñi ànd ak moom laa wax Benno Bokk Bakaar xaw ma lan lu mu def ñu cautionné ko te fii lañ nekkoon temps yi Ablaye Wade di ñu sonal lu Wade def ñu wàcc ci mbedd mi contesté léegi nag Macky mu ngi def le pire ñu toog ñoom di tàccu interdiction de marché yi Macky di def Macky ñoom ñu ànd ak moom yépp ay Moustapha Niasse ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp kenn àndu ci woon Niasse xeer la yoroon buntu assemblée nationale ñi ànd ak moom ñëpp tey ñoo bokkoon cause bu ñu doon xeex bi Wade di interdire marché yi ba ay arrêté Ousmane Ngom am ceeg yooyu noonu Macky Sall mer gàddoom la yoree ne dafay dem fanaani foofu di menacer Ablaye Wade naan waaw Babacar Diagne mu ngi manigancé pour joxe ay faux résultats wane ne Ablaye Wade moo gagné mais loolu bu ko defee on va aller déloger le président Wade au palais moo ko wax Babacar Fall fàttali na ko le 31 mu waaf esquiver question bi
manque de respect sénégalais yaa naan loolu duma ci tontu parce que tontu naa ci ba pare c'est du manque de respect. ñun daal lu ñu teg li ñu dal yépp mooy suñu yàccaaral suñu naafeq suñu bëgg affaire yi parloo affaire yu partisan ay kii mooy président Macky Sall man pour man gis nga ànd bala moo neex ngay ànd ak nit ki mu def erreur nga am courage taxaw ne ko juum nga parce que nit nga. waaye gars yi doon ànd ak yonent bi sax yonent bi day juum ñu ne ko juum nga. gars yi mas nañ ànd ak yonent bi dem benn xare bi ñu demee mar bu metti soif amuñ ndox am benn saxaaba bu wax ne nañu rey benn gëlëm wala ay gëlëm ñu jël ndox bi ñuy conserver ci seen biir bi naan ko xam nga gëlëm dafa am fu muy conserver ndox mën na naan barigo ndox togaat une semaine du naan parce que dafa am fu muy conserver ndox bi te gis nga yàlla daf na ci gëlëm lu kéemtaane loo xam ne gis nga ndox mi fu mu koy denc ci foofu day mel dañ ko purifier te boo ko naanee da lay faj ndox boobu noonu tey boo rayoon gëlëm jël ndox boobu moo gën a set eau de source yi ñuy naan. am benn saxaaba bu wax ne nañu ray gëlëm yi ñu jël ndox boobu noonu ñu naan ko yonent bi d'accord ci. Omar ñëw na non mais loolu mënta nekk kon bu ñu ñibbi ñun nan la ñuy def yan gëlëm la ñuy war moyen de transport amutoon temps yooyu gëlëm rek lañ amoon lu ñu war yonent bi ne wax nga dëgg Omar wax na dëgg mais noonu la yonent bi c'était un démocrate un vrai républicain mooy yonent bi malgré gars yi topp ci gannaawam mais am na ku joxe benn idée boo xamante ni baaxul moom mu d'accord ci parce que nit rek la. Omar ñëw ne non loolu mënuñ kaa def parce que bu ñuy ñibbi gëlëm yi moo ñuy yóbbu nañ ut beneen solution kuy ànd ak nit nag loolu moo war a nekk nu manti toll nu manti mel su juumee ne ko monsieur le président man giseewu ma ni nga gisee nii laa gisee. imaginez Moustapha Diakhaté tey jii ñoom ñëpp def nañ ko noonu fu nekk ni ne léegi day attaquer président bi day attaquer seen parti voilà parce que day wax dëgg quoi léegi ennemi lañ ko def ba dàq nañ ko dàq boo xam ne sax teguwul ci yoon parce que dafa ñeme dëgg di ko wax. tey jii bu ngeen amoon yéen seen biir 1000 Moustapha Diakhaté mu baax kon dina baax waa ji dina xam ne moom nit la rek mais da ngeen koy nekk di ko jay teg ko place yàlla mel ni moom mooy yàlla wala mooy yonent bi moom daal il n'a pas droit à l'erreur quoi du def sax erreur lépp il est parfait quoi lu mu def baax na. ànd jaayante pour lan ñàkk gëm seen bopp gëm leen seen bopp te bàyyi di gëm nit ki ngeen di gëm yàlla moo ko bind leen suñu bëggee réew mi baax nañ bàyyi parloo naa fekk baaxul nañ moytu loolu voilà. donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax yéen ñi ñu doon bàyyi xel ci live bi xam naa tey fii lañ ciy yem di leen bëggee bu baax a baax di kontaan ci yéen saa su nekk nag. di leen wax ngeen partage vidéo yi bu baax a baax ndax ñu bari man see jot parce que nii la rek waaw lu tax ñuy wax nii yëpp bëgg réew mi baax rek waaw parce que réew moom boo ci bokkee dangaa war a bokk ci ñu koy doxal si wax ci jëf ak ci lépp loolu rek moo tax ñuy wax ni waaye du leneen bëgg Sénégal bëgg suñu réew nekk ay vrai patriote loolu rek la moo tax kon ñu ngi leen jox rendez-vous beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah